ñeenti waxtu ak genn wàll ci rajo Futur Media ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg nun xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. accident ba ca yoonu Diouroup ba juróom-ñaari nit ñoo ci faatu bokk ñëpp genn kër gu ñu àndoon jóge biig la am ab 406 tëje ak coupe bus des na ci ànd ak leerali Aminata Goudiaby Momar Mbaye mi faatu ci jàppante diggante police ak dawalkat yi jakartaay ca Kees tey la résultat autopsie bi di war a génn ci li ñu njëkkoon a jot ci xibaar néew bi subaak jàmm lees koy jébbal ay bokkam. Guy Marius Sagna doon janoog journaliste yi gannaaw bàyyi nekkandikoom mu doon ko def nag ni tey la gën a takku ngir nag wéyal xeex bi. avocat yi nga xam ne moom ñoo ko doon layal ni CEDEAO lañ jëm ak ca ONU ñi nga xam ne ñoo fay xeex tëj ko deful dara ngir ñu bàyyi lépp luñ koy toppee. juróom fukki milliards ak ñaar la ñuy def ci ab projet boo xam ni ca campus université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lay doon ñeenti junniy lal war faa nekk néeg ya dina mën a sax dalal délégation yi jógee bitim réew ñëw ci JOJ yi ci atum 2022 ñaareelu pàcc bi tàggat yaram lay doon en classe ak li ci yéene kay. Makumba Bey. accident bu méttee métti ca boori Fatick ca yoonu Diouroup ba ab 406 moo fa laale ak coupe bus mu xewoon biig juróom-ñaari nit ci genn njaboot ñoo ci ñàkk seen bakkan Aminata Goudiaby. accident bi nag juróom-ñaari nit yi ñàkk seen bakkan mën nañ jàpp ni ci benn famille lañu bokk borom kër la jabaram seen ñetti doom ak itam frère am ki doon dawal oto bi itam ñu ni génn na àdduna kenn ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekkoon ci oto bi ñu ni identifié guñ ko fi mu ne nii nag moom moo ci am ay gaañu-gaañu yu metti ba nekk fi mu ne nii ci service des urgences bu hôpital régional bu Fatick ci xibaar yu ñu mujjee jot nag ci personnel de santé bi ñu ni mi ngi en soins intensifs nee nañ nag benn bus de transport en commun bu doon dem Vélingara mu mbëkkanteek benn auto particulier nee nañ nag ab Peugeot 406 la buñ sukkandikoo ci élément 32e compagnie yu sapeur pompier bu Fatick nee nañ nag ci biir Peugeot boobu juróom-ñetti nit ñoom ñoo ci nekkoon juróom-ñaar ya nag ñoom ñoo ñàkk seen bakkan ca saasa ci bus bi nag nee ñu nemmeekuwuñ fa kenn ku am gaañu-gaañu accident bi ñuy wax ne mi ngi amee ci route nationale 1 bi ci booy toll ci village u Diop Ndofène nga xam ne ci biir commune bu Diouroup la bokk ci biir département bu Fatick ñuy fàttali ne rek samedi ji ñu weesu ñaari ndaw ñàkkoon nañ seen bakkan ci ab accident boo xam ne mi ngi amoon ci booy génn commune bu Fatick di wutali Kaolack ndaw ñooñu nag ci ab moto Jakarta la ñu nekkoon moto boobee nag ab oto 7 places moo ko mbëkkoon Aminata Goudiaby Fatick RFM. yoonu Diouroup Ndiosmone Fatick woowu bëri na lool luñ fay nemmeekoo ay accident kii nag xam-xam màcc jëm ci wàllu transport ni yoonu bindoo la ak virage yu bëri yi ak yoon wi itam ni mu mel moom Ibrahima Ndongo lañ ci teewlu leeral yi mu ci dénk Mouhamed Alimou Ba. diggante boobu boo ko gisee diggante Caajaay Diouroup Ndiosmone ba Fatick dégg nga niñ ko liggéey woon ci at yu jëkk yi ba léegi noonu la mel changé wu ñëw tëralinu yoon loolu nag yoon boobu fekkante ni liy jëm Dakar Bamako Dakar Ziguinchor Dakar Kaolack Dakar Bissau Dakar Gambie loolu lépp dafa daal mu nekk loo xamante ni rekk ci Dakar Bamako bi dafa nekk loo xamante mat na juróom-benn téeméer ba juróom-ñaar téeméeri camion yoo xam ne daf fay jaar oto yi nag bu ñu fay jaar ak seen poids dafay fekk ni dañ fay bàyyi day nekk ay yooyu lu mel ne ay yoon yi seen pneu yi di tracé ci kaw tali bi léegi nag tracé yooyu ñu fay bàyyi dafay nekk loo xamante ni dafay mën a day def ay déformation la ci tali bi déformation yi nag day dem ba xamante ni yow même boo ci yore sa oto di ko dawal mën na sax dégg nga sànni la mën na la sànni ndax na muy nekk la day xóot te di oto bu ndaw tam daf koy ëpp doole daal presque léegi nag boo ci boole ci loolu lépp virage yi dégg nga dañoo xaw a xat jigéñante dégg nga ligne continue am na fa ak discontinue mais niñ ko tëralee aussi dégg nga dafay tax ni pour doubler accotement yi mooy bas côté yi nga xamante ne fi la oto yi nga xamante ne am problème camion yi surtout di fa war a taxaw dafa xat dafa yaatuwul trop donc li nga xamante ne moom moo nekk moo di ni yoon boobu boo ci boolee charrette yaak jur geek xale yi dem ay nawetaan ak yooyu yëpp di dem ak di ñëw gis naa fa ay accident yi ba yoo xamante ne sax ci loolu la demee ay ñu demoon nawetaan di retourné dégg nga bëccëg bi li ñuy dem bu ñu del siwaat da nga fekk na guddi na da nga seen charrette du am lampe du am dara mais xam naa nag bu ñu defaree autoroute bi nga xamante ne moom lañ bëgg jusqu'à Kaolack bon dina wàññeeku bu baax a baax ko moom c'est sûr certain bu ñu defaree autoroute dina wàññeeku bu baax a baax. accident boobu ci Diouroup am na yeneen yu ko jiitu woon bu ci mel ni ba amoon na ca Badiouréh ba bilan bi yokk nag gannaaw ñeenti nit ñi nga xam ni ñoom la ñu waxoon ni ñoom ñoo ci ñàkkoon na seen bakkan ca département bi Bignona yéeg na léegi nag ba juróomi nit am ci fanweer ak juróom-benn ñoo xam ne nag gaañu yu métti lañ am ci fanweer yooyu am nañu ay gaañu ñooñee nag am na ci ñoo xam ni keroog ba accident bi amee ca gaaw ba léegi mënuñu leen a jël en charge ndax gaañu yi ñu gaañu nag hôpital ba mënu ca dara. kattan gi mayewu ko ak plateau technique bi maanaam jumtuwaay yi tax nag directeur hôpital ba
di docteur Ibrahima Tito Tamba di sàkku ci kilifa yi nag ñu dimbaleen ci lu ni mel ba lu ñu buubati yët leen rek ñu am ci tontu ñu déglu ko ci micro Lamine Ba. bu ñu dajee ak kilifa yi te jotoon nañ def benn bilan bu ndaw am nañ déjà 5 morts yi nga xam ne noté nañ ko une trentaine de blessés graves ñi nga xam ne vraiment seen situation dafa métti trop dañu am ay damm yu métti yu jafe jël en charge mais am na tamit une trentaine yi nga xam ne seen gaañu taxu waa doy waa trop donc am na seen ñi nga xam ne amuñu dara loolu ndogal yàlla la quoi vraiment mu doonoon lu métti bu baax a baax choc bi ni mu violent yi oto bu mbëkk garab su gën a bëri ay traumatisme yu grave moo fi am quoi ñi seen loxo yi dañu damm ñi seen tànk yi ñi xam ne ay polytraumatisé lañu ñi ki xam ne loxo bi ak tànk bi yëpp a damm ki xam ne ñaari tànk yëpp a damm vraiment ki nga xam ne cage thoracique bi am na solo ay contusion au niveau abdominal wax dëgg yàlla façon lésion bi nga munti imaginer am na ci mu doon ay blessures yu grave yi nga xam ne vraiment chirurgiens yi fokk ñu jàpp ci orthopédistes yi pour ñu mun leen faj du mu gën a gaawee donc dégg nañ am na ñi nga xam ne jot nañ leen jël en charge mais ba léegi am na ñi nga xam ne ñoo ngi xaar jëlaguñ leen en charge xam naa ñoom tamit dañuy jël en charge selon les priorités pour que ñu mun a faj bu jaar yoon dina baax si nga xam ne peut-être comme ni mu ko doon waxee si njëlbeen rek ñi nga xam ne dañu soxla peut-être accompagnement psychologique ñu xool mais tamit si ñi nga xam ne dañu gaañu yu métti yi chirurgiens yi ñoo ngi def filtre bi pour xool ñi nga xam ne war nañ dem Dakar parce que am na ñi nga xam ba léegi seen cas dafa garaaw laalaguñ leen. mu nekkoon docteur ba ca foofee ci Ziguinchor ñu wax ba tey ci wàllu accident bu juróon nit ku faatu di diggante policiers yi ak dawalkati jakarta yi ca Kees kero gaaw loolee nag mu doon loo xam ni tax na ba kii di Momar Mbaye ñàkkoon ci bakkanam ñu indi woon corps bi nag fii ci Ndakaaru ngir doon xool ba xam lan moo ko faat ci wàllu autopsie xarala yi nga xamante ne nii moom mooy wax lu ni mel conducteur moto jakarta yi nag ba fi mu ne nii ñoom nee nañu daal bëgg nañ kii di El Capo ñu teg ko daan yende mooy kii ko def moom nag waa police daal dinañuy teggi tuuma yooyu waaye corps bi résultat autopsie yi génnagul jëm ji nag moom maanaam néew bi des na ko jébbal ay bokkam subaak jàmm incha allah. ñuy faral di gis bu baax a baax xat-xat ci diggante ñi nga xam ne ñooy policiers yi ak dawalkat yi jakarta yi li ci ëpp jakarta yi sol leen casque wala ñu laaj leen ay alamaan yoo xamante ne ni dañ ko war a fay ñu di ko lànk ak di dàqante waaye nag am na yeneen yu ci lalu yoo xamante ne nii ku daan takk der nag moom moo ko wax mu ni ay jakarta yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ngir sàcc wala ñuy jëfandikoo ngir jaay si nebar tax mu ni xus foofee te kenn ñemewu koo jëlee ndax xam nañ liñ ci doon def bañ teg ci loxo Cheikh Anta Diop. njàmbat la ñuy nemmeeku ci biir dëkk bi ci diggante nag ñi nga xamante ni ñooy takk der yi ak dawalkatu moteur jakarta yi daanaka neexoowuñu fii ci diwaanu Thiès Babou Sène kii dama moo yoroon brigade de recherche nekkoon ci commissariat central bu Thiès tey jii mu àllaa traité di ci joxe xalaatam. nañ ci ànd ak dal de lii du tax alkaati jóge fi du tax aussi moto jakarta jóge am na des motos de moins de 125 centimètres cubes soo yooyu la jakarta yi bokk muy donc ñoom loo xam ne dañoo war a am carte grise assurance ki koy dawal war na am permis de conduire li ñu leen di wax d'abord mooy casque bi parce que seen sécurité bopp la ba pare. fexe nag ba ñëpp nag di sol ay casque ñii di dawal jakarta loolee lu war la waaye ki nga xamante ne moom mooy Khadim Dieng di dawalkatu jakarta gis ne am na lu bëri loo xamante ne war nañ koo dindi. jakarta bi ñu gis taxul casque ñu jàpp la parce que ay ASP yi jàpp la ñu laaj la soo amee casque sax 2000 francs wala 6000 dañuy raafal amul casque amul carte grise dañ lay laaj ba laaj la assurance ñu ne policiers yi dafa waroon a neex ci kaw tali comme. Babou Sène gis ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi war nañoo sumba waxtaan xool nag jafe-jafe yi ni ñu koy teggee. am na ñoo xam ne ci la ñuy yore seen i waaj te lépp li yoon di wax ñu ngi koy def li andi coow li am na ñoo xam ne ci la ñuy defee le trafic du chanvre hainier pour di agresser police bi li muy fees jël ci ay moto tey fukki moto yoo fi gis tey ñii juróom-ñaari seen borom duñ ko jël si parce que soit moto buñ sàcc la moto bu ñu utiliser woon pour agression la wala moto buñ utiliser woon la pour jaay yàmba. di ay mbir yoo xamante ne ku ci nekk nag war ngaa xool sa doxalin rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy dawalkatu jakarta yi ak takk der yi loolee la askan wi rotal. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Makumba Bey. ñu wéy ak yéen ci biir man RFM mooy.
ñu wéeg yéen ci biir xibaar yi wax ci Guy Marius Sagna mi nga xam ne nag moo doon jano ak taskatu xibaar yi tey jii ginnaaw bàyyib neggandiku bi mu ni tey la gën a takku gën a waggar ci aar li ñu bokk gi nga xam ne nag ci la duggoon ci FRAPP France dégage ba tax mu teeri ci kaso bi mu doon ko xamle nag ci teewaayu avocat am ñu ni nag bàyyib neggandiku bi rek doyul ba ci boppam la ñu ko war a def mu wuti ay soxlaam moom nag avocat bi daal di xamle ni dinañu dem ca cour de justice bu CEDEAO jóge fa dem ca groupe des Nations Unies ba nga xam ni téye nit ci téye wu woo xamante ne ni bakkan képp nga ko teg moom dinañu ko ci xeex yi ñu ànd ci ak leeral yi Pape Bes Diba. Guy Marius Sagna tey la gënoo dogu mu ne xeex gi mu nekkoon du ci jokkoon ñi yaakaaroon ne mën nañ ko noppiloo ba yóbbu ko ci prison ba seen yaakaar tas na ndax moom Guy Marius Sagna nee na tey jilee lay xeex bi di gën a wëy. xeex bi day continuer fekk nooteel mu ngi am Sénégal dinañ xeex nooteel fii amul dellu ginnaaw fii amul ragal fii kenn mënuñu fi xooxatal tey la waalo gën a aay ndaxte bés bu nekk nga gis fi loo xam ne day gën a dëgëral sa gis-gis ak sa ngëm ci ne foog ñu ànd bëri foog ñu joxante loxo ngir tabax Sénégal bi ñu bëgg xam naa bu baax nag ne du sama jëmm moo am solo li am solo mooy nous sommes tous en sursis maanaam ñi toog ci table bi yéen mii di taskatu xibaar yi citoyens yi ñuy déglu ñun ñëpp nous sommes en danger ñun ñëpp li nga xam ne moo ma dal mën na leen dal na ñeneen ak ñeneen avant Guy Marius Sagna. liberté négandiku gu mu am loolu dafa mel ni ab compal rek la ndax ñi koy jàppale ci comité pour la libération de Guy Marius Sagna ak avocat wam jàpp nañ ne ñoom ngir ñu bëgg lool mooy Guy Marius Sagna mu am liberté totale tax na maître Moussa Sakh ne dinañ wéyal xeex bi ci wàllu justice. bëre bi ñuy bëre pour ñu setal ko duñ ko yemale réew mi ndax dem cour de justice CEDEAO pour saisir ko pour détention arbitraire. ñu ngi xalaat aussi pour dem li ñuy wax groupe de travail des Nations Unies sur la détention provisoire kon que dossier bi jeexul loolu yëpp lu mën a nekk la maintenant ñun ay ndaw lañ danañ waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo ñu santoon pour ñu défendre ko ñu xool kañ lañ koy def nan lañ koy defee donc amul lenn loo xam ne daal boddi nañ ko ci bëre bi pour ndam am. Gii ne kon xeex bi day wéy ci plan d'action yi nga xam ne aar lu ñu bokk tegoon na ko ak yeneen organisation yoo xam ne moom moomu ne mi ngi ci biir waaye avocat wa maître Moussa Sarr nee na Guy Marius du wax ci procédure bi ko yóbbu prison. juróom fukki milliards ak ñaar ñu war ko tabaxee taax yooyu ci biir université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lay nekk ngir soppi xar kanam ba bu baax a baax nag ñu ni ñi nga fay xaar ñeenti junniy lal yoo xam ne war naa yokk foofee bu ko defee nag étudiants yi jàll ci fukki junni ak juróom-ñett ci ay lal loolee nag ñu ni bëgg nañ mu méngool lool ak jamono ba lenn ca la nga xam ne ñooy wàll si ci pom yi ñuy woote 2022 JOJ Jeux olympiques de la jeunesse yi ñooñee danañu mën a dal foofee ndax dana méngoo lool ak li nga xam ne moom la ñu bëgg ci gan gu ni mel fa nga ko war a dal waa kuddu tey ji ak ka ko war a tabax doon ci waxtaan xool fiñ ci toll ci kanamu taskatu xibaar yi Koumba Sandiane Faye. Sénégal dana ci def 52 milliards de francs CFA mu nekk koppar yu nga xam ni yu takku la. juróom fukk ak ñaari milliards ci suñu koppar ngir yeggali liggéey ga ñuy amal ci université Amadou Mahtar Mbow naka noonu coppi xar kanamu campus social bu université Cheikh Anta Diop mu méngook jamono ngir jële fépp lenn ci pavillon yu seen melokaan doy waar loolee dinañ ko taxawal fii ak ñaari at ci kàddub directeur bu kudd di Abdoulaye Sow. am na jafe-jafe yu bari jafe-jafe ci tëddukaay ci toilette yi jafe-jafe fépp jafe-jafe yooyu nag état Sénégal rek attanu ko moo tax ñu am ay partenaires yu nga xam ne ñu jàpp ni war nañ mën a jàpp ci liggéey bi ba étudiants yi sentir ni am na luy changer am na luy yokk. campus social dina jóge ci 4 junni dem ba fukk ak juróom-ñetti junniy lal jamono ji muy dalalee juróom-ñett fukki junniy ndongo seen néeg yi ñuy dëkkee dina gën a muccub ayib am confort defarit gi mu laaj yitte loolu waa kuddu Abdoulaye Sow. mën nañu tabax bu baax waaye téye ko ci pare toujours dafay am jafe-jafe mais loolu ñun daanaka difficulté boobu dañ ko jox léegi waa am sa réalité ñoom ñooy yoreel lépp lu fa yàqu ñoo koy defar ci diir bi ñu d'accord ak ñoom duñu xaarati ba ñu ne école tëj étudiants dañ leen di dàq ak ñu dem ñu war a def ay travaux de vacances mu ñuy coûter lu cher bés bu nekk ñoom danañ xool lu yàqu ñu def. loolee ñu duppee maintenance di defarin gi ak jékki-jékkalaat yooyee chantier bu demee ba noppi ki yor liggéey bi di am sa réalité joxe it garantie ne qualité dina am ci liggéeyam de ci aw moo di directeur ba. li am solo lépp mën naa nekk matériel bu nekk dafa am njëgam gis nga robinet yi gis ngeen toilette yi ni muy mel donc ñun matériel collectivité yu mel noonu nañ fay fas yéene def lu nekk dafa am fu ñu ko war a defee. waa CNOS doon it ay partenaires fas yéene cee dalal ay délégation yu Jeux olympiques de la jeunesse 2022 Sénégal di ko dalal. RFM Sport.
tàggat yaram Abdou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Makumba. ñu koy tàmbaleek basket beeg tey jii po mu nu demaat Matar Ba doon joxe drapeau bi gaynde yu góor yi. po moomee basket bi nga wax la mu jëm ci wàllu coupe du monde bi ci wàllu góor ñi raaya réew mi la leen doon jébal tey ji ci suba ñoom gaynde yu góor yi ñuy waajal dem foofee ca Chine ngir daal di fay taxawal couleur yu Sénégal mu ne nag moom Matar Ba nañ ci def fula ak fayda ba suñu fa demee ñu mën a teewal Sénégal ci anam yi gën. Maurice Daly Ndour mi nga xam ne moom mooy seen capitaine nee na daal li ñu sàkku moo di ñaanu askan wi topp leen ñoom ñu def li ci war Soda Thiam. ministre des sports Matar Ba laata mu doon jox drapeau bi gaynde yi daal dina leen di fàttali jaar bu rafet bi nga xamante ni gaynde yu jigéen yi am nañ ko ci Afrobasket bi nga xamante ni jeex na demb loolee nag ngir gën leen a ñaax ñoom it ñu yëkkate ba fa mu gën a kawee drapeau national bi. ñëpp xam nañ ne démb jigéen ñi ñoo doon jongante final contre Nigéria te wane xar kanam bu rafet. waaye tey bu ñu joxee drapeau national bi fan yële jigéen ñi tey dañu daje pour jox ko góor ñi ci joueurs yi ak encadrement beeg membre fédération bi ak képp ku fa mën a dem ambassadeur réew mi kon li la war mooy jaay xar kanamu réew mi ci anam bu mu rafete du ñàkk jafe-jafe du ñàkk ay tolof-tolof waaye bu ñu jiitalee suñu réew xam ne chance la ñu am bokk ci ñuy défendre suñu réew du am benn jafe-jafe di gërëm bu baax le président Babacar di ko féliciter ci liggéey bi ak ñi mu àndal yépp mais di gërëm aussi Moustapha Gaye yi nga xamante ne moo yore équipe nationale bi di ñaanal ndaw ñi yàlla defal leen ndam fa ñu jëm bu kenn am benn gaañu-gaañu te ñun ñëpp dinañ nekk seen wet pour que la leen fa yóbbu ñu def ko nu mu gën a rafet. mu mel ni kàdduk ministre des sports boobee joueurs yi dégg nañ ko bu baax seen capitaine Maurice Daly Ndour di ñu xamal ni daañu dem ba jeex. di ñu encourager di ñu accompagner ak seen i prières ci lu ñu jublu muy coupe du monde bi ñu dem Chine nag représenter Sénégal ci lu ñu ko waree ci nañ lañ ko mënee vraiment défendre couleur nation bi. délégation bu Sénégal bi nag dina wutali Chine ni ki talaata wala bu yéexee ba yéex àllarba ca Chine googee nag gaynde yi dañ fa amal benn tournoi laata coupe du monde bi nga xamante ni fanweeri fan ak benn ci weeru août lay tàmbali. mu ngoog Soda Thiam li ma ci waroon yokk nga ko moom nga daanele ñu dem ci Afrobasket bi ci wàllu jigéen ñi coupe bi xam ngeen ne jeex na démb Nigéria moom moo ko mujj jël waaye nag nee nañu daañu indi ay coppite ci taxawaayu équipe nationale bu jigéen ñi rawatina fexe ba xam ñan ñoo war a dem ak ñan ñoo ca war a desandi Cheikh Sarr lañ ciy déglu moom moo leen di tàggat ak Youssouf Bodian. dañu masawu xale yi parce que jox nañ lépp lu ñu am gërëm public bi waa Sénégal yëpp ñëpp si jàpp métti woon na trop mais fexe nañ ba egg si fu ñu war a egg mais nag ñun dañuy mbëbët liggéey pour gagner mais je pense que xëy na waa Nigéria ñoo ko mérité moo tax ñu am ko mais défaite bi dañ ko war a jàngat bu baax ndaxte ñàkk nañ ay bal yoo xam ne war ñu ko ñàkk ñaar fukki bal ak juróom benn yu gën a métti mooy fi nga ñàkkee mooy ci dernière minute mooy money time foofu war a ñàkk bal xale yi nga noonu yaakaar ñoo ñàkk bal yooyu yenn rebond yi nga xam ne dañ ko jox suñu kaw dañu gën a am expérience ñëwoon ci terrain bi Nigéria nangu suñu kaw loolu aussi dañ ko war a xoolaat am na lu muy bëgg a wax waaye je pense ñun xale yi ñu dugal xale yoo xam ne mën na leen yaakaar ëllëg parce que wala lañ jom quoi bon man nag amul lu ma leen wax quoi parce que émission moo demee nii ay mag dañuy ñëw dem ay xale des liggéeyaat donc man maa leen di gërëm bu baax xam naa ne bu leen bàyyee ñu am temps dañu gën a yokk yeneen xale yoo xam ne ñu ngi yeneen dëkk yi pour mën a am équipe bu baax parce que Nigéria noonu la def Nigéria balaa muy nekk champion ay maga fa nekkoon mais après mu ne xale yi am ay 22 ans léegi ñoo ñoo am ay 24 ans 25 ans ils jouent dans le haut niveau en Espagne en France aux États-Unis mu ngi noonu semaine nag def nañ ko ci Ndakaaru fii di fi jongante boobee nee nañu daal ci anam yi ñu ko amalee anam yu mucc ayib la bilan la boo xam ne ki jiite organisation bi fii ci réew mi di comité local bi jiite itam fédération bu basket bi Babacar Ndiaye moom moo ko xamle. ci wàllu football la ñu koy daanale ak conseil départemental bu Louga bi nga xam ne maye na lu toll ci 4 milliards ci suñu koppar ngir ñu defaraat commune bu Léona bi nga xam ne seen terrain ba kon moom la ñuy defaraat Abdourahmane wala Abraham Paul Pouy dégg ngeen ko ci suñu xibaar yi ñu weesu ñu daanale wàllu football ak Coutinho mi nga xam ni xam ngeen ne dem na ca Bayern Munich waaye dañoo yëkkati numéro 10 ba bu 10 bi jox ko ki ko yoroon ba fii di Arjen Robben mi nga xam ne remplacé ko lu jafe la moom nee na su sañoon daal dina fa yàgg lool gagné fa ay trophée mu nekkoon xibaaru tàggat yaram yi ñu àndoon ceeg Abdou Diouf en classe Alaaji Ndiogu Diène dali nag jàmm
ñuy def tey gëstu bu yaa jëm ci vacances élèves yi ak jàngalekat yi naka la ñuy vacances lañ la ñuy def ci jamono jooju ñu njëkkee ko ak élèves yi ñëpp ci ñoom nag ay liggéey ndaw la ñuy def naka noonu tam di feexal seen xol ci vacances yi ñu déglu si reportage yi Abdoulaye Diallo ca Kolda. li gën koo bare ci xale yu jigéen yi jàngee ci daara yu ndaw yi wala ci daara yu diggu doom yi bale raxas ndab togg mooy li gën a bare ci seen activité ca biir vacances yi. maa ngi tudd Rabi Mballo maa ngi dëkk Ndiobène classe 5e final Fuladu su ma yeewoo damay sangu ma julli su ma paree julli ma commencé di liggéey suñu kër su ma paree liggéey à 10h ma dem marché su ma paree dugg ma ñëw togg añ. Je m'appelle Laï Sabat, je faisais la première. xanaa bu ma yeewoo préparer petit déjeuner bi après repas. nekk kër ga waxtaan ak ñi jàppale leen. Je prie, je fais la vaisselle, je me lave. ci waxtu yi ñuy dallu dañuy seetaan télé ñu yor ab livre di ko lire wala ñu dem waxtaani ca seeni kër morom. ma dem seetaan télé. Si j'ai le temps, je prends 2 livres 17h. ma dem sama kër xarit pour ñu foo ñu reetaan ñu bavarder tuuti. Après mes travaux domestiques, je suis assise à la télé, je prends des livres. bari na tamit xale yu jigéen yi profité ci vacances yi ngir ñu liggéey mbindaanu ca kër yi wala ñuy jaay mu am ñenn ñi ñuy jël ci ay boutique wala ci ay magasin de commerce pour jaay. gannaaw élèves yi jàngalekat yi ñenn ci ñoom dañuy toog seen kër di noppaliku jamono joo xamante ne ñeneen ñi ñoom dañuy profité ci vacances yi ngir amal yëngu-yëngu yoo xamante ne dina leen mën a jural as tuut ñu déglu ci reportage Abdou Diouf Diagne ca Tëngéej. Diago Diawo moom mooy directeur bu école élémentaire bu Kunun 2 te nekk ci EF bu Sangalkam ay vacances am mu ngi koy amale ci wetu njabootam ak ay xaritam. man personnellement maa ngi ci sama biir njaboot ak sama jabar mes enfants léeg-léeg ma génn kër gi dem doxantu ji dajeeg samay nawle tey jàngalekat bon samay xarit daal am na ñoo xam ne du ñu ay jàngalekat mais dañu daje di waxtaan si quoi pratiquement vacances yi daal noonu la demee daal mais pour le moment amaguñu ko pour le moment maa ngi fii ci kër gi. tabu waxtu yi ko raw moom tamit la kii nga xam ne moo di xëri géej di mais di def jàngalekatu français bi ak anglais ci CM Pout 2 ñu fekk ko ci biir waañam ci quartier bi di Colobane Guy Murit muy xam ne ni jamono ji dafay def li nga xam ne jigéen buy sëy moom la war a def toppatoo ak njabootam. samay vacances nag depuis tout le temps dama koy passer ak sama famille comme année scolaire bi tout le temps ñu ngi école week-end bi day xat pour nga nekk ak ñoom donc c'est l'occasion pour que ñu nekk en famille wane ne aussi bien vrai que on est des enseignantes mais aussi on est des femmes au foyer dañu tàggat aussi ci kër gi. wuuteeg lool ñaar ñi ñu mujjee waxal Daouda Diouf moom dafay soppaliku baykat ci jamonoy vacances yi ca Fatick ga mu dëkk fa lay dem daal di dimbale ay waajuram ca tool ya. li ëpp ci vacances yëpp maa ngi koy passé ci samay parents ci samay mbokk baykat yi ñëw jàppale si leen ci tool yi affaire bi féete boor nag ñu daal di dellu dem préparer ji ubbi de classe yi. ci biir vacances yi nag jàngalekat yu bëri ci Tëngéej dañuy faral sax di dem bitim réew ñii bu nu fay wuti koppar ja ca des ñoom dañuy dem yokku seen xam-xam. lan mooy anam yu gën wi élèves yi ak jàngalekat yi war a passé seeni vacances mooy laaj wi ñu laaj jàngalekat bi à retraité di Ousmane Sylla. élève warul di passé vacances am yëpp bu ñu nee vacances foo complètement ba vacances yi jeex loolu warul. C'est difficile sur le plan social dans certains coins du Sénégal cours de vacances amu fa mais dans certains coins yi nga xam ne cours de vacances am na aussi élèves bi dafa war a cours de vacances yëpp war na noppalu ko war na noppalu cerveau war na ko noppalu aussi pour bu duggee mën na jël en forme nekk en forme continuer jàngal bon tubaab yi école yi ma nekkoon daan nañu wax ne du école fépp toujours école boo nekkee école boo wàccee nekk kër gi vacances école kooku bu yàggee comme moteur buy toj la rek buy yàqu la rek jàngalekat yi moom xam naa ne sama moroom yi moom dañ koy vacances ba mu jeex tàkk moom c'est rare nga gis ñoo xamee ne peut-être dinañu wëri ay livres outils ay documentation renouvelé wu et cetera xam naa ne bëriwul torop mais lu ñu war la mais Sénégal loolu la amoon indépendance la ñuy jàngale ba léegi am na ay changements yu bëri muy suñu institution yi changement yi ci am yu bëri yoo xam ne ñun jàngalekat suñu bopp dañuy réer drapeau national bi enseignants yi boo defoon sondage léegi ñu ne la vert jaune rouge alors que loolu nekkul ci constitution bi c'est vert or rouge nga dem ci conjugaison verbe en ELER ETER nañ ko doon jàngee ñun moom la ñuy jàngalee ba léegi alors que changé na gën na yomb léegi. kon mbokk yi foofu leen yem ak yéen ci en classe dig daje altine bi di ñëw.
jërë ngeen jëf police bu Sénégal jamono ji dañoo mel ne ñu sël mu jëmale kaw ndax liñ leen di tudd ci njaaxum mi ngi bëgg a bari ubbi l'Observateur ma Fatim Mbaye benn bu lañ sela bu dëkk Thiès amoon fanweeri at ak juróom-ñaar dafa faatu guddik àjjuma jàpp samedi am na ñu ne benn policier bu ñu naan Maxa Diop ñu naan ko El Capo moo ko faat am ñu ne dafa accidenté faatu ab néewam l'Observateur nañu dinañu ko indi tey ji hôpital Dantec ngir def autopsie bi ak faatoom moom ma Fatim Mbaye journal bi mi ngi ñuy wax ne yëngal na Thiès am na ñu dem police témoigné ne El Capo rayu ko faatu Bintu Thiam di tey ndem si yàlla ma Fatim mi ngi ñuy wax ci l'Observateur ne am na ñu fekk yëf yi ñu ko xamal ne ma Fatim Mbaye accidenté wul policier bii di Maxa Diop ñu naan ko El Capo moo ko dóor móol ci sikkim mu faatu Amar Mbaye di bàyyi ma Fatim Mbaye ne ñu ak lu mën a xew daal li ñu bëgg mooy enquête bi ñu jox ko waa gendarmerie ndax mënuñu cee tuumal waa police bu nuppi police bëgg a def enquête bi Maxa Diop El Capo di alkaati bi ñu ciy tuumal l'Observateur wax nañu lu bari ci moom source waa moom it dollil ñu ci ne moom El Capo dafa mel ne gaañ ñi dañu ko yàgg enal mook doomam ju góor woyu yi yàgg nañ leen a fexel ni fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2015 bëggoon nañoo rey doomam ju góor ca Thiès bés boobeet moom Maxa Diop ab otoom dañu ko caxat-caxatee yàqate ko ca Grand Dakar 2016 fekk nañu doom ju muy nelaw ñu sotti essence ci néeg bi ba mu tooy xepp taal ko 2017 it songoon nañ ko fi doon ko fi jéem a boom te bu ci nekk dañu naan ay jaaykati dorog ñoo ko doon jéem libération nañu El Capo mi ñuy ŋawte ci dëkk bi ñoo ngi koy tooñ fekk jàmburub yàlla bu deful dara ñu di ko tuumal ak di ko jaaba jonge ci faatu bulañse bi ca Thiès réew mi lii fi faatu ci week-end bi Vox Populi nee nañu jéggi na dayoo week-end bu tàng jër lañu fi dund ne am na benn dawalkatu Jakarta bu ñu faat ca Thiès ba mu yëngal dëkk ba benn waay bu ñu jëm paaka mu faatu ca place Souvenir juróom-ñetti doomi aadama yu faatu ci l'accident ak keneen koo xam ne dënnu gi moo ko rey géeju géejawaay ak ña fay lab ak ña fay faatu Direct Info ci la xëy xamal ñu ne li ci état beeg collectivité locale yi jéemul dara askanoo ñaawlu nañu ko kenn ci ñoom askanu géejawaay di Babacar Mbaye Ngaraaf ni ñu ci yéenekaay bi plage yi dañu koy aaye bu nuppi nit ñi dem di fa sangu ji te état bi leen war a teg ay daan kenn déggu leen ci coowal juróomi téeméeri tonnes déchets toxiques yi ñuy dégg ci usine seen chim ba ca Caaroy Géej Soleil national nee nañu waa ministère de l'environnement mu di Abdou Karim Sall ak i gaayam sàkk nañu ci pexe déggoo nañu ak kilifa yu usine bi ba jël juróomi téeméeri tonnes déchets toxiques yooyee conditionné ko confiné ko ba fas ko yéene yóbbu ci four yu usine ciment yi ci réew mi ngir lakk lépp ci lu yàggatul dara dinañu tàggoo ak tooke jooje askan yu mën a nekk ci seen jàmm jeex na ca mairie bu Ndakaaru ci diggante maire ba Soham Wardini ak xalifis ya fa nekk Les Échos nañu xalifis yi ñëw fipp ne am nay ndajey conseil municipal yoo xam ne bu ñu ko wootee xalifis yi duñu fa jaar ak tànk bi ci mujj journal bi nañu lu ne daj nañu ko fu ne warte nañ fa fu ne woote nañu fa ngir mën a atteindre quorum bi Les Échos nañu ñoom xalifis yi li ñu meree madame la maire Soham Wardini moo di nee nañu dafa falang niti Xalifa Sall yi jël lépp jox ko ay niti boppam sama bopp ma la gënal du bañ naa la Direct Info nañu foofee fa la Mamadou Mamour Diallo toll ak ay militangam ne ginnaaw bi ñu ko jëlee ci direction des domaines li ñuy dégmati mu di dañu ko bëgg a jox LONASE loolee gaayam nee nañu du dëgg dañ leen koy naxe bëgg leen koo sëlëmee bëgg ñu toog ci wetu Mamadou Mamour Diallo te duñu ko defal kenn journal bi nañu li mu ko jural nag mooy nitam ya ñoo ngay roñu di dem benn daa Dieng mi ne woon coordonnateur mouvement dooleel Macky dem na Papis Camara dem na Malick Ba dem na Ibrahima Ndiaye Dia dem na Jacques Diouf mi jiite woon ay jamono FAO dem na faatu na Soleil national xëy ñu ko tàggee ci xëtamu njëkk ne ñu ko yàgg xeex ngir ab xiif jóge ci jamono moo jóge ci jamono président Macky Sall ak président Alpha Condé di ko defal ay seede ci xët bu njëkk journal bi journal beneen bu xëy di ñu wax ci faatuk Jacques Diouf moo di Les Échos mi ngi ñuy xibaar ne levée du corps am àllarba la alxames la ab néewam di yegsi ci réew mi ca la ñu koy denc yàlla denc na beneen jën bu bokkut ak géej nañu ko dëfalee suñu basketkat yu jigéen yi mboolem yéenekaay yu xëyandool xëy nañu di ñu xamal ne Sénégal ñàkk na finalu afro basket bi record yéenekaay nañu final bi démb la woon seen digg ak Nigeria gagné leen 60-55 maanaam juróom-benn fukk ci juróom fukk ak juróomi poñ moo dox seen digg Soleil national nañu revanche mu di fayu gën doon séentu ca final ba amu ca Nigeria defalaat na leen affaire L'Observateur nañu lion yu basket yi coupe la ñu wuti woon waaye ay jooyoo ci la ñu mujjee Le Quotidien nañu pañe final bi moom la lion yi raté donte sax dig nañu leen prime bu $10 millions ku ci nekk taxul seen xol neex